pour bépp Sénégalais. téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fii tey jii ñu am mbégte dalal Mamadou Thior nekk journaliste naka noonu Mamadou Thior moom mooy président du CORED tey jii lu ñu fas yéene waxtaanee mooy lépp lu jëm ci wàllum campagne électorale bi ak traitement médiatique bi naka noonu élection locale yu 23 janvier maanaam gannaaw suba incha allah si dimanche bi ban taxawaay la si presse bi war a am lan mooy rôle ak responsabilité médias yi loolu yëpp ki nga xamante ni mooy Mamadou Thior di taskatu xibaar jiite CORED di conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie du Sénégal des médias moom incha allah dina ko yaatal ci bile émission Mamadou Thior maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. jërëjëf El Hadj Malick di rafetlu invitation bi di am mbégte teew si émission bi. très bien alors Mamadou Thior laataa sax ñuy xuus bu baax si waxtaan bi dañ koy tàmbali ak information de dernière minute maanaam médiation bi nga xamante ni yow mi jiite CORED yaa ngi ko doon amal jëm ci wàllum réero bi nga xamante ni moo am si kii patron de presse yi muy éditeurs yi nga xamante ni moom la Mamadou Ibra Kane jiite ak waa SYNPICS ginnaaw ba nga xamante ni SYNPICS dafa amaloon lu ñuy wax assise des médias. alors nag li nga xamante ni moom moo di waxtaan bi médiation bi yow si loolu nga jugee daa rappel nga ñëw fii. di rafet lu baax sa teewaay. d'abord dama koy tàmbali si loolu lan moo fa tukkee si seen médiation bi. waaw médiation boobu kii jël initiative bi suñ doyen la. di Diatou Cissé. parce que bi ñuy def ubbite li nga mooy assise des médias. moom dafa teewoon bi mu nemmeeku ne. patronat bi teewu fa ñun CORED teewuñ fa woon. appel itam teewu fa te mu doon kuréel yu mag yoo xam ne si wàllu presse bi mën a wax bàyyi leen ginnaaw moom mu jël vraiment parce que nit la koo xam ne day dajale mu wooñu après ñu expliqué ko du woon réeroo bu fës parce que da di loo xam ne. assise mais quand même c'est important lu jëm ci wàllum. assise média ñiy jaar fii ñi ñoom ñu teew dañ koy yéex a yëg quand même ñun ñëpp ñu teew ci médiation bi loolu tax sax mu am parce que waxante nañ dëgg si waxtaan bi vraiment diggante CREX ak SYNPICS waaw yëpp teg nañ ko suuf du woon réeroo bu fës dafa woon rek affaire bi bu ñu koy def nañ ko def ñu yëgandoo ko amalandoo ko donc loolu lañ doon wax donc waxtaan nañ ba déggante te incha allah ci lu néew di ngeen gis ñun ñëpp suñ kuréel yi parce que am nañ kuréel boo xam ne moo ñu boot ñun ñëpp. ñu koy wax coordination des associations de presse. muy CAP ba nga xam ne daanaka juróom-ñetti kuréel ñu ngi ci. donc loolu di wane rek mbir mi du réeroo boo xam ne bu tax ñuy wax la dañuy wax ne réeroo amul ñàkk waxtaan moo waxtaan nañu ba déggoo ñu sant ci yàlla. très bien kon daal mën nañu wax ne mbir mi daal. léegi waaw mbir mi waaw. peut-être prochaine fois beneen ndaje dana amaat ñëpp ñu tase ñëppay teew parce que ndaje bi du yem ci benn parce que affaire bi dina am diir bu yàgg parce que da liggéey bu mucc ayib lañ ci nar a def. muy assise waxtaanee fu ñu toll te ci wàllu suñu métier bi te métier bi ubbi sax ñi nga xam ne ñu bokk ci métier bi parce que métier bi dañ koy def pour askan bi. donc askan bi itam dafa bokk ñu laaj leen nan lañ gisee. liggéeyu taskatu xibaar fu mu toll ak liggéeyu média de manière générale. bu gis rakk-rakk yi ñu ci gis bu ko defee ñu gën koo jubbante ndar xëyul sotti. mais ñu ngi jéem li ñu man pour vraiment mbir mi tegu ci yoon. alors gis nañ ne assise bi nga xamante ni moom la SYNPICS woote woon kon dafa jotoon ñu amal assise jëm ci wàllum këru taskatu xibaar yi d'une manière générale. waaw parce que li tax assise yi jotoon xam nga fukki at yi ñu weesu. daanaka fukki at ak ñaar parce que 2010 la woon bañ ñu yóbboo code de la presse. waa Kër Ablaye ca booba ñu nekk ci nguur gi soofantal ko ndax ci affaire dépénalisation. des délits de presse dépénalisation des délits parce que li ñuy déglu mooy journaliste ci wàllu liggéeyam. bu fekkee ne dafa def njuumte kenn waru ko yóbbu kaso waxuñ ne journaliste waruwul leen dem kaso mais ci wàllu liggéeyam waruñ ko cee yóbbu kaso. loolu réew yu bëri dañ koy def parce que liggéey bi ngay def. de temps en temps mën nga juum donc dépénalisation foofu lañ ko jëlee mais ñoom gisewuñ ko noonu ñu ne non journalistes yi ci askan bi lañ bokk donc dañu war a kii ba looloo tax affaire bi yàgg ba gis nga 2017 la ñu mujjee def campagne bu mag mobilisé wu ñu doog a voté code de la presse ñu toogaat ba daanaka ñeenti at bañ ko adopté président di doog a signé décret d'application donc fukki at yoo xam ne daanaka xamuñu fu ñuy teg suñu tànk loolu moo ñu indi jafe-jafe yu ñu am tey parce que boo nekkee si mbir
te amul yoon boo xam ne ci nga war a tegu mais ku nekk day def la neex donc xamatuñu woon kan mooy taskatu xibaar kan moo nekkul taskatu parce que carte de presse yi ñu doon joxe ca booba kenn amatul ku nekk yaay fi ngay liggéey nga defal sa bopp carte de presse maison te loolu moo tax carte nationale de presse ñu dellu si waat si mu nekk loi moo ko commencé nañ koo tàmbale nañ koo joxe weeru mars ba léegi donc moo tax ñuy ñaax képp koo xam ne taskatu xibaar la ak techniciens yi parce que ñaar ñooñu la laale képp koo xam ne amoo ko amaana fii ba ñeenti weer ci kanam waa commission bi dinañ ci communiquer dañ jàpp date boo xam ne bu sa tàmbalee képp koo xam ne amoo ko dañuy considérer bokkoo si. waay te loolu mën nañ ko. loolu mën nañ ko fa àgg si 2022 bi nii si 2022 bi du yàgg sax. parce que man wax naa sama naataango bi jiite commission bi. ne dafa jot parce que Sénégal dañuy faral di xaar dernière minute pour doog a jóg comme ni ñuy def si carte d'identité. nee naa ko na ngeen xool date boo xam ne. bu jotee képp koo xam ne amoo carte bi dañuy considérer ne nekkoo journaliste. te itam xam nga boo amulee carte bi nga dem di def liggéey journaliste buñ la ci jàppee dañuy considérer ne usurpation de fonction de profession ngay def. te loolu yoon mën na la cee daal. te boobu suñu fa àggee carte de presse maison yi. du amati njëriñ du amati sens kenn du ko considérer carte de presse maison yi. bu soobee yàlla buñ demee ba fixé date boobu. carte de presse maison yi bu yeboo gars yi sànni ko teg ko fële parce que loolu carte nationale de presse moom fépp koo xam ne foofu ngay dem di def liggéey taskatu xibaar moom ngay wone ñu xam ne yow kat. taskatu xibaar bi je pense que xawma am na benn reportage ma doon dégg démb waa HLM bi ñuy def seen marche bi gis na am na benn kii dafa doon def reportage bi policier dañ ko jàpp après dégg naa policier bi ne ko ana sa carte dafa am solo bu ñu nekkee ci terrain bi parce que muy policier muy gendarme binduñu suñu jëb ne ay taskatu xibaar lañ suñu carte dañ ko war a wone mu fës parce que loolu mooy njëriñ ñu xam ne parce que ñun soluñu ay tenue comme policiers yi gendarme yi suñu carte bu ñu nekkee si terrain bi nañ ko wane loolu mooy njëriñ bi ñu xam ne ay taskatu xibaar. très bien ak yeneen avantage yi nga xam ne. très bien mais justement Mamadou Thior da nga def transition bi sax foofu sax dama fay taxaw jëm ci wàllum taskatu xibaar yi seen kaaraange alors taskatu xibaar yi la ko suñuy faral sol wala gilet yi nga xamante ne nañ koy sol ñu bind si presse lu si mel ne jamono ji nga xamante ne moom la nekk te campagne bi di jeex tey élection yi doon dimanche. loolu tamit est-ce que mën na leen couvrir mais am na solo quand même. oui parce que gilet yooyu day régler lu bëri. très bien mais itam gilet yi képp koo xam ne da nga ko sol te xam nga ne doo taskatu xibaar itam boo ko solee c'est bien parce que bu ñu kii mën nañu identifier tout si tàng bi mais teewul bu dee koo xam ne kaaraange la yor mën na la laaj sa carte aussi parce que am na foo xam ne boo fa tolloo mën nañu la laaj sa carte parce que. mbir mi moo koy laaj. loolu itam nga wone sa carte boo amee sa carte nga wone ñu xam ne yow kat. identifié la mbala technicien nga mais li gën mooy que ne nañu sol gilet yi parce que gis nañ ne élection yu weesu muy 2000 surtout 2000 à partir de 2017 2012 ak yooyu yëpp. gis nañ ne gilet yi réglé na beaucoup de problèmes. oui parce que dañu waxtaanoon ak waa ministère de l'Intérieur vraiment ñoom itam gàcce ngalaama ñu dawal compréhension. même si sax dina am ay rëq-rëq yu néew. mais vraiment coopération bi. def coopération bu baax. mais justement ren jii est-ce que gilet yi ñu am nañu. ren apparemment. dafa mel na gilet yi nag. suñ ko comparé ak élection yi passé 2019 waaw c'est vrai que joxewuñ ko mais am na ancien gilet yi. képp koo xam ne am nga sa ancien gilet je pense que war nga koo mën a sol. parce que gilet bi day jël ab diir. peut-être yéen ñi nga xam ne yéen a bees ci mbir mi waaw peut-être mën nañoo war a mën a fexe ba ngeen am parce que gilet yi quand même amoon na. loo bu mag te je pense Synpics moo ko doon saytu. donc je pense que côté boobu itam Synpics war na cee garder yoo xam ne war nañ leen cee mën a jox. même 2019 sax fi nañu fekkoon. voilà parce que gilet yi voilà donc gilet yi comme kon baax na gilet yi ngeen yoroon ca boobu. mën ngeen ko utiliser parce que loolu. loo xam ne mën na yombal liggéey bi. très bien. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi yéen en direct di suivre émission Kennu Askan Wi si TNT 15 canal 217 naka noonu Eutelsat ak TV d'Orange tey jii ñu am mbégte dalal suñu naataango di suñu doyen di Mamadou Thior nekk taskatu xibaar ci RTS naka noonu Mamadou Thior moo jiite CORED di conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias alors Mamadou Thior campagne électorale bi. CORED bën gis-gis la si am par rapport ak yaa ngi ree sax ni ko taskatu xibaar yi couvrir ndax gis nañ ni ba campagne bi ba muy commencé si tàmbali ga am na si yéen CORED di ngeen génne communiqué di ñaawlu benn candidat en l'occurrence Abdoulaye Diouf Sarr nga xamante ni dafa fësoon si 2 ba 3 yéen kaay yéen loolu CORED ngeen génne communiqué
mbir mi dafa doy waar alors loolu ba ngeen ko defee mais teewul gis nañ quand même gis nañ ba affaire yi di continuer mbir mi dañul gis nañ ay yenn candidats yi di fës si yenn médias yi presse bu si nekk surtout presse écrite bi naka noonu aussi am na sax ñu génne seen sondage loolu daañu ci ñëw ci kanam tuuti d'abord yéen waa CORED ba ngeen génnee communiqué ñaawlu loolu mbir mi amul changement. malheureusement mën nañu wax ne quand même tax na ñu bëri moytu. parce que tax na ñu bëri moytu. waaw parce que bu ñu ko defuloon. amaana ku nekk def loo neex mais biñ teelee artu am na ñoo xam ne xam nañ ne quand même CORED mu ngi fii te mu ngi saytu yu ñuy def. parce que li ci am mooy que ne képp koo xam ne jàdd nga yoon ñun dañ lay tegaat ci yoon bu ko jaree dañ lay yóbbu suñ tribunal bi àtte la fa te li am mooy que ne kooku nga lim Abdoulaye Diouf Sarr nemmeeku nañ ne. malgré teel nañoo artu parce que bëreet rek samedi bi. campagne bi commencé tàmbalee rek. gars yi commencé bomb. donc ñu nemmeeku ne aussi si ñaari semaines yi am na ñoo xam ne dañu continuer presque Abdoulaye Diouf Sarr buñ ko defulee. tey suba ñu def ko ñaari fan yu nekk nañ ko def te Abdoulaye Diouf Sarr boo xoolee kenn la si ñaata mairie ñoo am si Sénégal. 500 juróomi téeméer rek lu teg. oui mais loolu boo xoolee ak ñi nga xam ne mooy les adversaires. rien qu'à Dakar 7 la ñu xaw ma 6. oui donc même si Dakar dañuy naan oui c'est la bataille capitale mais. ñun dañu war a bañ a fàtte ne métier bi ñuy def ay ndey ji seex lañu. très bien xaalis bu mu fëkk suñu bët parce que bu dee métier boo xam ne xaalis ngay wut dama wuti leneen. parce que du métier boo xam ne day may xaalis dañ fi nekkal askan bi donc képp koo xam ne sax moo dafa néew doole dañ ko war a gën a bàyyi xel que ñi am seen koppar. très bien mais justement laataa ñuy xuus bu baax loolu si presse écrite bi rek ngeen ko nemmeeku wala am na si presse en ligne bi naka noonu rajo yi ak télévision yi. aussi yeneen presse aussi am na parce que li ñuy def mooy que ne ni mu mel xam nga comme campagne bi. dina jeex bu jeexee ñu xool ñaari semaines yi xool même yéen seen émission yi ngeen def nañ xool def monitoring parce que communiqué waxoon nañ. ndax am na équilibre daal ndax am na équilibre. vraiment bu dee yemale moom dina métti parce que élection locale dafa méttee couvrir. parce que liste yi ñoo bëri. mais ñi nga xam ne jéem nañu parce que vraiment di nga sant ne ñii quand même jéem nañu. te gàcce nga laa ma ñoom mais am na ñoo xam ne da ngay xam ne ñii tayeef lañ def xam nañ li ñuy def bu baax a baax xaalis moo leen jiital donc ñu jiital xaalis def leen. mais qu'est-ce qu'il y a ñoom dañu waroon mentionner def public reportage. wala lan oui bu dee loo xam ne yow. xam nga ne lii ñu lay kii xaalis moo tax nga mais. da nga ko war a signaler bindal public reportage. très bien loolu kenn bañu souligner ko. loolu kenn bañu ko nga ne lii public reportage la dañ koo jënd bu ko defee ki koy lire xam ne lii kat public reportage loolu suñu charte may nañ ñu ko. mais signé ko te nga xam ne lii koppar moo nekk ci ginnaaw. mbala candidat bi am na nu mu def ak yow. loolu yoon mën. très bien lu ko may. mais si boobu la jamono aussi gis nañ aussi am na si yeneen candidat yi nga xamante ni ñoo nekk ci opposition bi fës nañ si presse bi. waaw déggoo li ma la wax. kii bi vraiment couverture bi de manière générale dañ koy rafetlu parce que nit ñi def nañ seen liggéey jéem nañu équilibré parce que équilibre rek lañ leen laaj. vraiment jox ñëpp ñu wax bu fekkee ne. da nga dem ci ab bërëb pour wax ci par exemple Dakar. mais ñi nekk candidat yi fexeel. muy seet ba xam candidat seen programme mbala seen activité boo xamee seen programme mbala seen activité nga mën a ci wax bu ko nee ñoo xam ne yemale nga boo demee Thiès naka noonu mais boo demee Thiès bëgg a fësal Yankhoba Diattara bàyyi ñeneen ñi. du sotti fii Abdoulaye Diouf Sarr nga fësal ko bàyyi ñeneen ñi et puis bu dee def nga ko benn sax mën na jàll mais nga def ko. presque ñaari fan ñu nekk nga bëgg a fesal même candidat bi loolu xel mën ko nangu. parce que loolu la ñuy artu ci côté boobu. très bien dinañu saytu def suñu enquête. très bien te bu fekkee ne laaj na ñu yóbbu ko ci tribunal bi. dinañ ko yóbbu ci tribunal mais su weesoo Abdoulaye Diouf Sarr est-ce que yéen waa CORED nemmeeku ngeen beneen candidat boo xamante ni quand même dafa fës. waaw bu weesoo bu ma waxalee jàll ak li ma remarqué. Diouf Sarr moo ci gën a fës. honnêtement moo ci gën a fës moo ci gën a fës parce que wax da nga koy ñeme. oui man daal moo ci gën a fës. moo ci gën a fës parce que affaire lu ne. te yow jàpp nga di xaalis moo tax mu gën ci fës lu ne fang kenn du ko jeex. loolu dinañ loolu lu ñuy saytu la. oui parce que loolu tribunal bi loolu tax ñu créé ko. donc ñi nga xam ne ñun amuñu problème ak waa Abdoulaye Diouf Sarr ak état-major suñuy njaboot la ñuy waxal. donc ñoom la ñuy laaj mbir mi. nan la demee lii la ñu remarqué nan la mbir mi demee ñu indi seen lay bu dee suñu lay yeey nañu ay lay yowoon amul benn problème bu dee yeeyuñu tribunal bi moom mooy àtte
tribunal bi xam nga ne ay ñoo kon xam mbir mi ne yéen bàyyi woo leen ko noonu. déedéet dañ ko fas yéene topp. yan daan topp. moo si mën a fekk ëttu yéenekaay képp yooyu. koo xam ne bu fekkee na mbir mi jéggi na dayoo xam nga ne bu fekkee ne garaawul avertissement lañ lay jox mais bu fekkee ne mbir mi dafa jéggi dayoo dañ lay blâmer blâme lañ lay def te blâme bi buñ la blâmer par exemple li nga doon wax sànq carte nationale de presse bi. Oui. boo amee blâme doo ko am parce que ça daf lay bloqué parce que quitus bi correct di joxe quitus bi duñ la ko mën a jox. parce que blâme daan bu xaw a rëy bu rëy la sax te mooy troisième étape bi mooy tey même boo amee carte nationale de presse am na noo xam ne correct am na sañ-sañ wax commission bi la jox carte nationale de presse bu dee dañ la daan bu diis ñu nangu carte bi. ñu mën nañ ko nangu ab diir daan benn weer mbala ñaari weer mbala ñetti weer mën nañ ko nangu daay mën abadan aju na rek si yow njombe bi nga def bu dee njombe bu rëy la da di loo xam ne mën nañ ko nangu bu ko defee yow nga abal ñu métier. très bien parce que loolu yëpp liñ ci jublu rek mooy mbir mi tegu ci yoon. am na solo ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mamadou Thior moom mooy jiite CORED di conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias alors Mamadou Thior ñu àddu tamit jëm ci wàllum sondage yi. gis nañ fan yi am na yéenekaay yu def seen sondage benn yéenekaay bi jaar ni diw moom mooy gagné élection yi fii si Dakar beneen yéenekaay bi jaar beneen wàll ba alors yéen CORED def ngeen remarque boobu. waaw mais je pense que lii règle problème mooy que ne affaire interdiction sondage dañ ko war a teg fële parce que vraiment si démocratie maanaam daal oui loolu oui sondage dañ ko interdiction bi yow ànduloo dafa non ànduma ci dañ ko war a teg fële c'est-à-dire sondage c'est vrai day joxe température parce que day may sax état major ku nekk xool fi nga amee doole ak voilà parce que loolu itam ñun taskatu xibaar def ñuy may ñu xam diggante Abdoulaye Diouf Sarr Barthélémy Dias Mame Mbaye Niang ku si nekk sa point fort ak sa point faible soo xam waate ni fu ñu toll chaque semaine si démocratie yu mag yi presque chaque semaine comme nu ngi amee rek ci voilà si démocratie yu mag yi tubaab bi démocratie yu mag yi loolu loo xam ne da ngay xool suñu naataango yi si démocratie yu mag yi mais dañuy publier sondage yi donc vraiment dafa jot démocratie Sénégal quand même fi ñu toll sondage war nañ ko aaye bi dañ ko war a teg fële bàyyi gars yi ñu def sondage yoo xam ne yu jaar yoon la aussi parce que du ne yu jaar yoon parce que du sondage wu yaawu yaay yooyu nga xam ne sondage télécommandé comme ni ñu koy defee comme yenn médiamétrie yi nga xam ne dañ koy nemmeeku naan télévision bi moo jiitu bële moo ci topp ak yooyu aussi il faut ñu bàyyi ci xel bu dee yow da ngay tas ko xibaar nga di joxe sondage na doon loo xam ne dafa wër mais fii ñu toll tey ñëpp ñi nga xam ne def nañ sondage yooyu fasaare ko dañu jalgati li yoon wax. dañu jalgati li yoon wax waaw. te ñoom seen sondage yi oui nga bàyyi nga daaneel. parce que son en l'état actuel loolu yoon mayewu ko. donc yow mënoo koo fësal. parce que fan ngay sukkandiku pour fësal. mais ñoom lu ñu fësal noonu si sa gis-gis critères yu ñu teg loolu yow en tant que président du CORED est-ce que jaar na yoon. critères yan par exemple maanaam ñu taxaw ñu ku nekk ñu ni diw moom mooy li nga xamante ni moom mooy favori fii si Dakar expliquer wane ni kii peut-être poids bu mu am poids électoral beeg yooyu nangam sangam ak profil bi est-ce que yow loolu rek doy na la. xam nga en tant que taskatu xibaar. xam nga lii régler problème boobu mooy que ne bu ñu amoon ay institutions sondage yoo xam ne yu réputé la. bu ñu xam ne ñoom ñoo koy gérer. voilà bu parce que li problème bi ñi ngay wax xamoo si yan critères la ñuy basé wu dinaa peut-être kii moo jiitu sinon dañuy wax ni. dañuy wax rek mu nekk lu aérien. voilà à la limite da ngay naan est-ce que inventé wuñ ko sax loolu dafa grave donc sondage bi bu dee def nañ ko de manière scientifique les gens dañuy sonder jël benn échantillon de potentiels électeurs de différentes catégories ñoo xam ne ñii ay jaaykat lañ ñii ay nappkat lañ ñii ay sàmmkat sondé pour avoir vraiment atmosphère bi peut-être à un mois des élections et puis progressivement yooyu da sondage yoo xam ne je pense que war nañ cee mën a dem parce que day éviter parce que xam nga campagne électorale période de traite la vraiment comprendre nañ muy bongomaan yeeg tëggkat yeeg journalistes yi aussi xam nañ ne traite la. donc même si journalistes yi nan la nekkee traite si journalistes yi ñenn ñi nga xam ne
vraiment du ñu sàmmantuwuñu ak éthique ak déontologie ñun xam nañ ñi nekk ci dëkk bi donc il faut xam ngeen ñu demee daal xam nañ ñu demee te ñooñu dañuy jëflante ak ñoom parce que affaire bi dañ koy teg ci yoon. très bien parce que teewuñu bu dee comme ni nga ko doon junjee sànq bu dee dañ la fay nga ne public reportage nga def muy télévision bi man toujours yenn saa yu bëri damay jël sama téléphone woote yenn kii yi télévision dañuy teg émission boo xam ne woon na ma ne lii dañ ko public reportage te dañ ko bind bind leen ko bind leen ko parce que loolu mooy yoon yenn saa dañuy fàtte ne après il rectifie donc parce que loolu muy presse écrite fu mu manti nekk yow bindal ne public reportage la dañ la fay loolu yoon may na la ko mais signé ko te mu wóor na ne yow lii dañ la fay nga signé ko te dafoo public reportage loolu yoon da koy tere te buñ la ci jàppee dañ lay teg ay daal alors Mamadou Thior élection locale yi incha allah gannaaw suba la dimanche 23 janvier atum 2022 yéen waa CORED si wàllum traitement médiatique bi la ngeen di xaar ndax gis nañ ni muy rajo yi ak télé yi ak site internet dañuy mobiliser seen ay reporter ak correspondant di jokkoo ak ñoom saa su nekk ñu wax déroulement wu vote bi nan lay demee journée bi su amee ay incident ay manquement naka noonu su ngoon si aussi résultat bi ak dépouillement bi yooyu yëpp alors yéen waa CORED la ngeen di xaar. waa si suñu rôle ak responsabilité wu média yi. ñun li ci gën a bëri bésu wote bi dañuy def monitoring ak waa CNRA. parce que dañu am li ñuy wax co-régulation. oui parce que ñoom xam nga ñoom ñooy régulateur ñun ñooy autorégulateur. donc li ñuy def mooy que ne yu ci dañuy tase CNRA parce que am nañ seeni équipement yu doy. donc parce que télévision bu ci nekk xam nañ li muy def lu fay jàll. donc rajo yi itam naka parce que ñoom loolu la ñuy saytu ñun presse écrite beeg yooyu ñun ñoo koy saytu ñoom jotaguñu foofu. donc bu dee rajo rek kii parce que foofu ay live la ñuy def direct donc bu ñu nemmee ko parce que vraiment journée bi day gudd saa yu nemmee ko naka su dul noonu si benn télévision si benn rajo tout de suite dañuy intervenir attirer attention kilifa kër googu te lii ak lii mu ngi jàll donc day jaatuwul te vraiment élection yi passé ni ñu ko doon defee nit ñi dañ doon coopérer. oui parce que des fois aussi si action bu tàng bi. Des fois affaire bi mën na la rëcc parce que nit ñi da ngay interroger ay nit des fois xam nga politiciens yi moom mu nekk en direct. voilà te direct dafa am posture bu mu laaj boo dee journaliste parce que dañ loo xam ne il faut nga xam nan ngay defee direct bi. effectivement moytu lu bëree bëri information mën na ñëw léegi en direct donc yaa xam noo koy seggee. oui parce que ñun li ñuy wutale ak askan bi parce que léegi affaire presque ñëpp mën nañu wax ne ay taskatu xibaar lañ. parce que bu dee taskatu xibaar mooy jot ab xibaar yóbbu ko ci penc bi loolu ak suñu xarala yi bi ñëpp mën nañ ko. léegi mbir mi day xew nit jël portable am filmé. waaw réseaux sociaux yi moom léegi moom. mais fi ñuy wutaleeg ñoom taskatu xibaar yi mooy ñun ci wàllu traitement segg saa yoo jotee xibaar dafa da nga koy segg ko seggaat ko. vérifier ko voilà def recoupement beeg voilà yëpp très bien. du ni nga koy jotee nga koy yóbboo ci penc bi. loolu dañ ñu koy jàngal. te faw ñuy woon askan bi ne foofu daay mën abadan loolu aussi ñun ay taskatu xibaar lañ te loolu foofu lañ leen mëne te foofu la ñu war a wone suñu mënin itam te jour élection yi ci la ñuy ñaax suñu naataango taskatu xibaar rek techniciens yi ñu xam ne des fois affaire bi day am ay passion maanaam dañuy jóg ñun amuñu benn intérêt di ko yokk maanaam ñëw di xambataal bi dañ fa nekk pour wax li nga xam ne moom moo am loolu moom dañ ko wax buñ ci yokk dara buñ ci wàññi dara. kon su ma la comprendre bu baax maanaam responsabilité média aussi dafa am solo si jour élection fekkee ne ay incident dafa am ay violence ñu bañ ko di ko yokk ba mbir mi ñu maanaam mbir mi daal nga taawi ko foo xam ne àggu fa waaw parce que bëgg rek joxe xibaar boo xam ne jéggi na dayo bay wax loo xam ne amul. loolu itam journaliste da ko war a jombale boppam. très bien waaw yow waxal li am loolu gaa kenn teewoo ko li nga gis wax ko nit ñi xam ne lii moo xew mais bañ cee yokk loo xam ne amu ci. très bien alors gis nañ si élection yi passé ay signal yu ñuy coupé nangam sangam ak yooyu wala ñuy joxe ay ordre yooyu waratul am. non loolu du loo xam ne. dañ koy rafetlu. waaw parce que vraiment loolu CNRA bu ko defee itam du loo xam ne
vraiment def leen a neex. kon élection locale yi moom yu dimanche moom. loolu moom gëmuma warul am gëwuma sax ne loolu na am parce que ku nekk na def liggéeyam. oui liggéeyam xam ne liggéey booy def sa liggéey responsabilité la laaj. très bien. bul xool sa intérêt da ngay xool intérêt askan bi. élection la c'est pas la première fois ñun ñuy couvrir élection. effectivement te am nañ loo xam ne man bu ma amee saa yu ma demee bitim réew bu may def waxtaan ci yenn conférence yi dem koy wax la révolution du cellulaire en 2000 li tax élection yi jaar yoon liggéey bu mucc ay bu ñu fi def. waaw gis nga loolu dëkk am na dëkk. surtout média privé yi. voilà quand même yi fi nekkoon jamono jooju. am na dëkk yu bëri Afrique yoo xam ne loolu duñ la ko may du ñu may presse bi mu joxe sax ay résultats yi mais loolu da di loo xam ne ñun Sénégal am nañ akki boobu nañ ko rafetal te niñ koy rafetale mooy liggéey bi na rafet. très bien vraiment di joxe xibaar boo xam ne. bu wóor la. bañ cee bañ koo taawi bañ cee yokk loo xam ne. très bien amu ci. alors comme d'habitude kon su 18h jotee rek su bureau de vote yi tëjee taskatu xibaar yi su dépouillement bi tàmbale mën nañuy joxe résultats yi. waaw ak tamit seen ay statisticiens yi nga xamante ni ñoom nañuy invité su ko defee nit ñi avant ñuy tëdd ñu xam ku si nekk. wala ku si nekk fu mu féetee. waaw lundi ñu xëyaat dem liggéeyi. loolu sax moo gën. parce oui. que woote di xaar ay une semaine pour xam résultat yi loolu baaxul sax si réew parce que day bloqué réew mi. effectivement day gën a yokk tension bi te loolu kiiwul donc ñun côté boobu am na rôle bi ñu ciy def. mooy que ne xam nga bu ñu dépouillé wax lim xob yi bu ñu ko tafee c'est du domaine du public donc loolu amatul nëbbu bu yow boo demee bureau de vote bi joxe résultat yi. donc loolu suñu warugar la. et puis day permettre aussi comme ni nga ko waxee balaa ñuy tëdd ñu xam fan la mbir mi féete. bu ko defee ku nekk xam fan nga féete surtout ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jongante bu ko defee démocratie Sénégal dafa jéego. lépp nag ci transparence waaw ak équilibre. ci traitement de l'information absolument bañ a def loo xam ne def loo wuñ la ko. des élections apaisées et crédibles mbala xaabaabal mbala di mën ay combat yoo xam ne du suñuy combat. très bien. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mamadou Thior journaliste président du CORED conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. et puis baax na. oui ma yokk. parce que souvent askan bi ñuy seetaan. da di loo xam ne bu ñu gisee ñoo xam ne peut-être foog nañ ne naka su dul noonu si liggéey journaliste yi CORED. maanaam ñu saisir leen mu ngi maison de la presse. très bien donc ñu ngi si corniche bi. donc da di loo xam ne mën nga ñëw signaler ñu ko bu laajee ñu gëstu ko parce que du lépp luy jaar ci kii bi quand même la ñu mën a saytu. parce que bëri na tey quand même car macha allah kër yéen kaay bëri nañ bëri waaye boo xam ne yenn saa yi mën na am lu ñu rëcc. oui mais justement ci wàllu oui mais si loolu est-ce que tamit yéen jotul correct ngeen am monitoring. si moom jotul vraiment CORED am ay moyens yu am solo. comme ni ngeen di liggéey ak CNRA nga xam ne CNRA soo fa demee da ngay gis ni. télé bi rajo bi est-ce que loolu jotul aussi CORED ngeen am ko. waaw loolu sax côté boobu sax CNRA vraiment ñu ngi def collaboration bu rafet ak ñoom. parce que bu ñu amee yoo xam ne dañ ko mën a saytu parce que ñoom dañu enregistré lépp. mën nga dem foofu xool. mais aussi xarala yi parce que. presque lépp après day nekk ci internet bi émission bi boo paree presque. ci kanam tuuti kay mu ngi ci YouTube bi moom. donc yooyu aussi daf ñuy dimbale. oui waaw mais donc ci tàng bi aussi booy seetaan dara ba gis ne lii gëm nga ne lii jaaru yoon aussi mooy li may wax rek askan bi ñoom lañ fi nekk ñoom lañ ñu liggéey pour vraiment yoonal mbir mi parce que CORED ci misaal mooy jéem a yoonal. métier taskatu xibaar ak technicien ñu gën a tegu ci yoon bu fekkee ne gis nañ. le tribunal des pairs. voilà très bien moo tax sañu am suñu tribunalu bopp. oui parce que dañ gëm ne. vraiment tribunal boobu mën nañoo saytu suñu problème bopp. xool bu fekkee ne laaj na ay daan ñu teg ay daan ñi nga xam ne ñoo. am na solo naka su dul noonu. alors Mamadou Thior ñu aborder beneen aspect lépp jëm ci wàllum campagne électorale bi élection locale yi ak taskatu xibaar yi. ñu gis ni dafa am ay taskatu xibaar yi nga xamante ni ay candidats nañu naka noonu ay animateurs. yi nga xamante ni dañu sóobu ci élection territoriale yu 23 janvier atum 2022. alors candidats yooyu noonu nekkoon ci ay wala sax ñu nekk ba léegi ci ay organes de presse. ñooñu seen ay organes de presse nan nañu war a taxawoo par rapport ak candidat boobu ak yeneen candidats yi.
je pense que CNRA def na ci liggéey bu mucc parce que artu na leen. et ñu ci bëri sax vraiment sàmmonte na rek loolu sori parce que liñ ciy bañ mooy li ñu ma wax si njëlbeen ñun ay ndey ji seex la ñu nekk war ñu am wane suñu péet si suñu liggéey. donc yow bu dee da nga nekk candidat ça veut dire que da nga am foo féete. bu dee taskatu xibaar nga loolu kenn bañu ko parce que gis nañ fi ay journaliste nekk njiitu réew. mais bu dee da nga tànn defi politique. nekk ab taskatu xibaar da ngay teg métier bi de côté xam ne lii. maanaam nga wan ni yow nekkatoo taskatu xibaar nekkatoo taskatu xibaar te dama koy misaal bi dama koy wax. sooy mooy bu Latif Coulibaly bu Latif. waay da ko wax mu leer. nekkatuma taskatu xibaar politique laay def. loolu mooy taxawaay bi ñuy xaar ci ñoom mais yow mënoo nekk ci biir nekk ci biti. kon après élection locale yi ñooñu lan lañ seen taxawaay la war a doon dañu seen taxawaay mooy que ne. parce que ni mu mel mën nañu boo fekkee ne yow par exemple la nga doon wut la nga doon yóotu amoo ko mën nga dellu soit loolu dara teewu ko mais bu dee loo xam ne yow peut-être am nga si ndam mais mënoo peut-être nekk politicien bëgg kon ne nekk taskatu xibaar mais quand même sax fekkee ne amoo si ndam su dellu si waatee kooku am na fu mu bokk ba pare. am na fu mu bokk am na fu mu bokk ba pare c'est loolu tax sax. oui normalement yu mel ne bu dellu see li gën mooy que ne. kër liggéey kaayam peut-être mu toog ab diir loo xam ne du dem ca antenne ba. du exercer voilà parce que itam nit ñi dañuy jàpp ne kii kat. fii la bokkoon dina yàgg sax ñu loolu génn mu mën a génn si xelu nit ñi donc moo tax bon côté boobu moo tax ñuy wax engagement politique kenn bañu ko même boo ko defee da ngay gëm yàlla quand même bàyyi métier bi bàyyi ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ko tànn peut-être boo demee ba sa carrière nga gëm ne pare nga ci politique mën nga dellu si waat. très bien loolu aussi dara. alors léegi su weesoo loolu taskatu xibaar yooyu wala animateur yooyu nekk engagé aussi élection locale yi maanaam organe de presse yu ñu nekk. ñooñu seen taxawaay lan la war a doon duñ leen jéem a favoriser wala lan. non danger bi sa foofu la nekk. très bien c'est-à-dire nga nekk ci kër liggéeykaay. patron bi def politique. oui nekk candidat wala journaliste bi comme Bougane. parce que man wax dama koy ñeme. yow ngay liggéeyal ci groupe Bougane bi foog ne Bougane bu sëqatee sax da nga war a wax yaram kala loolu du taxawaay bi war c'est-à-dire da ngay xam ne moom sa patron la mais dafay def politique moom ak keneen ki ñoo yem. bul bëne ab péete jëm ci Bougane parce que mooy sa patron. damay joxe exemple parce que ci ñun la bokkoon léegi day def politique donc il faut ñuy bàyyi ci xel bañ a ñooñu ñuy liggéey ci organe yi nga xam ne ñoom ci seen bopp dañuy def politique mbala seen patron def politique mais quand même mbir bi du Bougane rek gis nañ aussi ay taskatu xibaar Youssou Ndour itam ci la bokk nga xam ne gis nañ sax ku jiite benn yéenekaay benn presse écrite nekk directeur de publication nekk tamit ban la ci L'As nekk candidat waaw par exemple kooku par exemple nee na candidat la mais nee na kii bi li nga xam ne mooy nekkatu directeur de publication bi keneen la ko jox mais ba tey même su nekkul directeur de publication mais est-ce que du am benn influence bu mu am ci journal bi waaw mais loolu dañ koy saytu di xool inu kii bi ak liy jàll ci yéenekaay boobu dina yëpp loolu dañoo xam ne lépp la ñuy xool parce que c'est pas parce que moom day defi politique rek que yéenekaayam bi dañ ko war di xalamal loolu sax foofu la ñu war a wone suñu ay nit ñu mat lañu ñu mat responsable parce que ci boobu sax la ñu war a gën a ràññaatle li nga xam mooy wàllu politique ak wàllu intérêt bi nga xam ne moom moo tax ñu jóg parce que c'est pas parce que patron bi dafay laale politique que moom saa yu lu mu def rek ngeen fësal ko. loolu sax baaxul man li may wax toujours sax li gën mooy que ne yeneen yéenekaay yi di ko fësal sax que moom ay yéenekaayam di ko wasaare saa su nekk. alors ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Mamadou Thior nekk journaliste ci RTS président du CORED du conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias alors Mamadou Thior su weesoo li nga xamante ni moom moo di médias privés yi comme sànq ni nga waxee yooyu mais RTS muy rajo Sénégal wala tamit surtout télévision nationale bi nga xamante ni
opposants yi moom nañuy faral di joxoñ baaraamu tuuma ñoom nañ nga gisee seen taxawaay ci élection yi. waaw mais ñoom boo xoolee ñoom dañ choisir bañ a wax ci élection yi seen choix la. waaw mais loolu est-ce que jaadu na. mais loolu télévision publique boo jëlee. oui boo jëlee RTS. loolu affaire u CNRA la CNRA mooy régulateur. moo war a xool. mais yéen correct li xam nga RTS am na ay textes xibaar yu fa nekk. ñun correct. xam nga li ya fa nekk ci biir. oui ko fa def naka su dul noonu nañ ko saytu. dinañ ko saytu. loolu moom. sama baat ca kaw. te mos na am sa benn affaire bu ñu mos a indi correct avec tribunal bi. oui loo xam ne taskatu xibaar bu nekk biir RTS la laale. ñu jël ci dogal bi ñu jël. loolu duñ ci yox-yoxi parce que ñëpp ñun ràññeetuñu RTS ak ITV ak tout maintenant problème bi nga posé loolu CNRA moo ko war a saytu. mais man maa ngi en tant que observateur journaliste. waaw nga jiite correct loolu nga nekk RTS. loolu depuis combien d'années par exemple. man def naa fa ñaar fukki at ak rek. Oui, donc boo xoolee émission politique yi dafa doon am ci wàllu rajo bi ci wàllu télévision bi loo xam ne normalement CNRA moo koy saytu ñaari ay bés yu nekk ngeen invité opposition bi ak pouvoir bi ñu débattre. parce que loolu lu baax la. ci démocratie donc yooyu yëpp gisatuñ ko yooyu nag njiitalu RTS ñoo war a xool mais surtout waa CNRA parce que CNRA aussi foofu lañ leen di xaare bu fekkee ne par exemple waa Walf lañ def naka su dul ñoon ñu teg leen ci yoon waa Bougane defuñu lu jaar yoon ñu teg leen ci yoon RTS bu fekkee ne dañ def liñ def jaarul yoon ñu teg leen ci yoon fàttali leen ne ñëpp lañ fi nekkal opposition bi dañ ci am wàll parce que boo demee boo xoolee léegi avec li nga xam ne mooy bouquet yi boo xoolee kii télévision yu bëri dans la sous-région mais activité opposition dañ leen di couvrir parce que loolu sax moo gën a rafet. bien sûr parce que black out yow boo couvrir opposition bi yéen waa ITV da nga leen di couvrir ñeneen ñi couvrir la donc bu fekkee ne yow option black out nga def ban njëriñ la am amul benn njëriñ parce que boo ci waxulee ñeneen ñu ngi cee wax. mais donc est-ce je que pense que li gën mooy que ne ni ko ñeneen yi dafay Soleil APS ubbi la ñëpp wax c'est-à-dire bu ñu waxee nag yaay responsabilité bi. wax bi na rafet. très bien li ci am solo mooy wax ji bañ a ñëw. alors est-ce que mbir mi lu ko gën a tax mu xaw a doy waar bokkul ci nomination wu directeur général bu RTS nomination wu président bu CNRA. bon est-ce que du loolu nga xamante ni ay nekk ci pouvoir bi njiitu réew mi ay journaliste lañ. donc du man maa leen yàngal parce que. mais est-ce que du falin bi waruñ ko xoolaat. waaw comme ni amee ci loolu par exemple. boo xoolee ci boo xoolee par exemple. suñu kuréel yi nee nañ ñu ngi parce que demoon si dans le cadre de la CAP si proposition yi nga xam ne def nañ ko parce que bi ñuy def suñ sitting 3 mars ba déposer mémorandum bi. loolu bokk na ci par exemple ni ñuy koy defee si dëkk yu bëri si Afrique sowu-jant. par exemple bu ñuy fal njiital RTS ñetti tur la ñuy jox njiitu réew mi donc si ñetti tur yooyu mu tànn ci kenn ñetti tur yooyu doon ñoo xam ne nit ñu xarañ nañ c'est-à-dire mu doon loo xam ne du. kenn rek lay xool tànn ko dañ koy jox ñetti tur vraiment mun a appel à candidature comme nañ ko wax. képp koo xam ne na ma nekk njiital RTS te gëm nga ne mën nga ko jiite nga def ay candidature ñuy segg ba mu des ñett ñu jox ko njiitu mu tànn ci kenn. parce que loolu nag prérogative la mais donc ñi fi nekk mooy ñaar ñi nga muy Babacar ak Racine Talla ay journaliste lañ donc. man du ma leen jàngal li nga xam ne moom la ñu xaar ci ñoom xam nañ ko xam nañ ko donc ñoom ñoo ko war a doxal. très bien alors si boobu la jamono APS di agence de presse sénégalaise naka noonu ak yéenekaay bi di Le Soleil di l'Astre de Hann di quotidien national Le Soleil ñoom yéen gis nañ ni traitement bu ñuy def ak traitement bu RTS surtout bu télévision nationale ñoom yéen jàpp ngeen ni ñu ngi jox parti yépp non APS. ak Soleil boo koy kii ak Soleil honnêtement. ñu ngi def problème honnêtement c'est dañuy joxe la parole à toutes les chapelles. te loolu la ñu xaar ci ñëpp. mooy privé bi mooy public bi. journaliste loolu la war a taxawee. l'essentiel mooy que ne bul wasaare loo xam ne day xamb taal bi mbala indi ay fitna. ay fitna loolu suñu responsabilité ñu fexe ba nit koo xam ne dafa wax loo xam ne waxul. nga bañ ko yóbbu ci penc bi parce que ñu indi benn njëriñ loo xam ne day tas réew jaru ko te ci wàllu couverture responsabilité la laaj responsabilité boo ko defee
amul benn problème li nga xam ne kañ moo baaxul mooy bañ a def. bañ a def loolu moo baaxul parce que ñëpp quand même boo xoolee dañ koy par exemple RTS bi nga xam ne moom ngay wax ñëpp suñu RTS yu ñëpp la parce que financement bi ñu ngi koy xaar financement RTS nga xam ne nguur gi moo ko war a financer. oui pour ñu gën a liggéey bi gën a ñoŋ. donc financement boobu xaalisu askan bi la donc askan bi ñëpp war nañ cee mën a gis seen. très bien rawatina politiciens yi parce que foofu la xaw a taggatémbe. très bien ñi fare ci kuje bi. très bien alors ñu gis ni juste rek pour daaneel foofu ndax ñu may signaler ni temps bi jeex na Mamadou Thior gis na ni taskatu xibaar yi am na si ñoo xamante ni yéen kër taskatu xibaar yi. dañuy def course jëm ci wàllum scoop. surtout élection yi nga xamante ni yow mën nga ñëw wax information boo xamante ni amul alors après nga war a ñëw di rectifier est-ce que. loolu nag moo bon ci. très bien est-ce que loolu journalistes yi quand même duñ si bàyyi xel maanaam njëkkante bi ngir maa ko njëkk joxe ba yow li ngay wax wala li ngay wax dara amu si. waaw damay wax toujours ne mujjee joxe xibaar te mu wóor. moo gën toujours nga njëkk ca après dellusiwaat ne dama juum loolu saa yu ko taskatu xibaar waxee rek mooy que ne vraiment jour boobu moom lajj na lajj bu rëy. te da koy topp lu yàgg. parce que damay joxe toujours misaal janvier fanweeri fan ak benn la da ngay def sa émission bi mu rafet pendant fanweeri fan ak benn bi nga def benn njuumte. ñi lay seetaan fàtte nañ li nga defoon lu baax lépp. loolu la ñuy jàpp donc da di métier boo xam ne duñ ñu may dara donc buñ ñu may dara da ngay moytu bu mooy lan jarul gaawtu. scoop fii la nekk scoop boo ko jotee defal liñ la jàngal ci l'école ba saytu ko ba mu wóor. parce que information bu fekkee ne wóor na rek amul benn problème ci saytu boobu mooy que ne bul nangu kenn ne la lii moo xew rek nga yóbbu ko ci penc bi yow xoolal. keneen bala ñaar ba ñetti nit yoo xam ne laale nañ ci mbir mi ñu mën la gindi bu ko defee boo xoolee point de vue yi ku ci nekk lam la wax di nga xam mbir mi fan la féete bu ko defee boo ko yóbbu si penc bi te loolu nag day jël temps parce que malheureusement tey li ñu am mooy que ne xam ak suñu xarala yu bees nit ñi dañuy gaawtu parce que day xew léegi nga bëgg koo yóbbu te itam concurrence déloyale dama wax déloyale parce que askan bi la mbir day xew nit yor portable am donc wasaare ko léegi yow presque taskatu xibaar yi daanaka bu dee information boo xam ne information moo am solo la donc il faut nga xool beneen taxawaay boo xam ne noonu ngay traiter information ba. pour def le suivi parce que ci tàng bi ni mu xewee am na koo xam ne joxe na ko. très bien Mamadou Thior sa dernier mot maa lay gërëm baax di la sant. waa di la gërëm ci invitation bi di ñaax rek suñu mbokk taskatu xibaar yi techniciens yi ñu xam ne. dimanche li nga xam ne mooy suñ liggéey du gulet def nañ ko ay yoon ñu rafetlu liggéey bi parce que vraiment depuis 2000 ak li fi xewoon ci première alternance 2012 deuxième alternance liggéey taskatu xibaar nit ñi rafetlu nañ ko donc nañu fexe ba loolu muy gën a wéy te taxawaay bi na rafet da di loo xam ne xibaar yi ñuy joxe na wër peng te affaire bañ a am parparloo ba surtout affaire booy laalante politiciens yi ku ci nekk sa intérêt ngay xool donc boo souvent nag koo xam ne intérêt lay xool mën na la fexe ba dugal si ndëgg sarax. oui muy manipulation. voilà ndëgg sarax yooyu la ñuy moytu bu ñu la joxee information nga def seggaat ko laata nga koy joxe te situation direct la ñuy nekk direct da di loo xam ne dafa jafe moo tax ñu war a gën a def attention si li nga xam ne moom la ñuy wax ak li nga xam ne moom la ñuy bind. très bien parce que loolu foofu lañ ñuy nawee. très bien di la gërëm bu baax di la sant mu nekk Mamadou Thior journaliste président du CORED du conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie di gërëm bu baax suñu mbokk téléspectateurs yi amul seen fay
Abdoulaye Ndiaye moo nekkoon ci réalisation bi ak Benoît ci son bi Aziz Thiandoum ci caméra yi Moussa Dia mbokk téléspectateurs yi di leen fàttali incha allah groupe E-Media Invest iRadio ITV emedia.sn ak bés bi le jour dara du leen umpu si élection yi si programme bi di wéyee nii tey suba gannaaw suba ak gannaawaati suba incha allah bis élection bi édition spéciale toute la journée soirée électorale yooyu yëpp fii lay xewee si iRadio ITV emedia.sn ak seen yéenekaay bi di bés bi le jour incha allah xibaar yu wóor ñu saytu ko bu baax a baax bu leen karaté ak groupe E-Media Invest amul seen fay jaa ngeen jëf. Ah, ok. Français wolof quoi. Ok. Je suis avec Mamadou Thior, vous êtes le président du CORED, du Conseil pour l'observation des règles et de déontologie. Des règles d'éthique. Des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Alors, les élections locales, c'est pour dimanche prochain, après-demain. La couverture médiatique en question, vous, en tant que président du CORED, qu'est-ce que vous attendez concernant le rôle et la responsabilité des médias? Bon, j'attends de la presse en général la même posture qu'on a observée depuis 2000, parce que 2000 a été une année charnière où le rôle de la presse a été déterminant dans la transparence des élections. Et vous savez, à chaque élection, il y a des suspicions entre pouvoir et opposition, et nous aidons un peu à lever ces suspicions-là en donnant la bonne information. Et c'est cela que nous appelons les consoeurs et les confrères. C'est souvent une journée sensible parce qu'on est en situation de direct pendant des heures. Et sur le terrain, il y a toutes sortes d'événements qui se passent. Souvent, il y a des passions qui se déchaînent, mais restons calmes et faisons notre travail.